salaamaaleykum ñu ngi nuyu ñëpp fas yéene tënk pàcc biñ ma sant bi ma conférence des leaders sant ma tënk ko mooy waxtaan ak askan wi ci li ñuy dëgmal defe naa ñi ma jiitu ci kàddu gi Déthié def na le point ci li fi jot a xew tuuti. Honorable Aïda Mbodjit gaaral na askan wi li nga xam ne ab matuwaay bu conférence des leaders jël la te teg ko ci ay dalil waaye dinaa wax tuuti rek balaa may door ci turu conférence des leaders ak ci turu sénégalais yëpp di naqarlu ak di jaale ñi nga xam ne ñàkk nañu ay mbokk ci li xew démb Kafountine nga xam ne ab gaal goo xam ne ay ndawu Sénégal ñoo ci duggoon fas yéene dem Espagne ngir jafe-jafe yi ñuy dund fii ci réew mi te ñëpp di ko dund nag fas yéene woon dem ci émigration pour ut lu gën loolu nattu dal leen ci ba nee nañ ñu fukki bakkan ak ñeent rot na fa loolu lu bari la te ñu gis ni juróomi fan ci gannaaw lu ni mel amoon na fële ci Espagne donte nee nañ ñu ba léegi recensé guñu fa ab sénégalais waaye ñu xam ne ay africain lañu te gën saa gàtt war nañoo mat juróom-ñeent fukk ak lu tegal loo xam ne seen bakkan rot na fi ñu koy jaale seen waa kër di ko jaale Sénégal di ko jaale Afrique muy loo xam ne gàcce la ci Afrique ndax jamono ji li am fii président Macky Sall ma nga fële G7 nga xam ne saa suñ fa wooyee africain woowuñu la fa parce que yaay président wu ab réew waaye dafa fekk nga yor mandat Union africaine waaye bu ñu la fa woowee dañ la fa woo pour nga peinture ndax xam nañ ni Afrique peesewul sax 5% ci commerce mondial ci économie mondiale kon bu ñu nee juróom-ñaar yi ëpp doole ci àdduna ci wàllu koom ñooy daje bu ñu fa woowee président wu réew boo xam ne ci 25 réew yu gën a néew ci àdduna la bokk yu gën a ndóol ci àdduna la bokk xam nga ni dañ laa woo pour peinture jamono jooje ma nga foofu di photo wu ak chancelier allemand ak président États-Unis ñoo xam ne ñoom seen réew lañ fa war a def ña ngi koy def ba réew mu mel ni mu war a mel yow sa réew jamono jooju ay ndaw ñi ngi jël gaal ndax nee nañu lu mat 100 personnes ñi ngi woon ci gaal gi te gën saa tuuti 14 ñàkk nañ seen bakkan lu ko andi mënuñoo am xëy ci biir réew mi mënuñoo am gont ci biir réew mi tey du ngeen ko gis ci yooyu mu wax ci wala mu ñëw ba ne maa ngi jaale ji waaye buñ ne woon France la am mu concerne ay français mu takk avion am ne ma ngay jaale ji Afrique li ñu dal lu métti la ndax suñuy réew buñ ko yoroon niñ ko war a yoree li ëpp tey ñiy dem ci gaal yenn saay ay mool lañu li tax mool di dem te moo la ëppoon koom-koom ci Sénégal ndax da daan dem géej teer si jaay léegi am ay millions léegi su demee géej du fa fekk jën parce que Macky Sall signé na jaay suñu gaal gi yëpp Union européenne ak ay bateau chinois ak bateau russe lii mooy problème mu Sénégal bu loolu weesoo ñu wax tuuti ci li fi xew ndax dafa am ku bind ci benn journal ci français ne tout ça pour ça mooy lii lépp fii la mujje nga jàpp lu mat 200 personnes diggante barki démb ak démb nee nañu àtte nañu lu mat 127 personnes tey am na juróom yi àtte encore Ziguinchor ndax ay mineurs lañu moo tax ñu teqaleewoon leen ak ñi nga xam ne majeur lañu te xam nañ fu muy mujje nga àtte lu mat 127 personnes
127 personnes yëpp ñu yeewi leen ne leen dem leen ñibbi defu leen dara. li ci gën a garaaw ci 127 personnes yooyu boo jëlee ñett yi nga xam ne waxoon naa ko fii ci conférence de presse ñoom lañ doon viser parce que inéligibilité la ñuy ut ndax ñooñu statut leader politique la ñu yor muy moom mi Déthié Fall Guy Marius Sagna ak Ahmed Aïdara. Barthélémy Dias keroog bu tegoon tànkam buntu këram wax naa ko fii ñu jàpp ko moom kon fi mu ne nii def nañ ko sursis moom it waaye boo génnee ñett ñooñu 124 yi ci des ñoom ñëpp relaxé wuñu leen de relaxé mooy nee nañu def nañu waaye li ñu def ça n'admet pas une qualification pénale mooy jàpp ñu lu ñu mën a toppee nit la ba di ko jàpp juge bi waxul lool de juge bi dafa ne defuñu dara amul lu ñu leen mën a tiiñal les faits n'existent pas nga jàpp ci 124 personnes Macky Sall jàpp 124 personnes téye leen 11 jours ci ay caaxaan après ñu ñëw ne defuñu dara c'est-à-dire ku ñëw kër Ousmane Sonko fanaan fa di garde du corps xëy dem boutique ba di jëndi ñu jàpp ko dugal ci fourgonnette à 9h ci manifestation boo xam ne nee nañu 16h la waroon am juge bi ne lii mënuma cee sax fait amul fait ba maanaam dam siy jàpp nit ci régime boobu la ñu nekk tey xam naa ni gàcce gu rëy war nañ ko am bu dee dese na leen rusukaay loolu lu garaaw la lu garaaw la ñu jël nag ñi nga xam ne leader politique lañu te ñenn ñi jiite ay liste ñu ne ñooñu la ñuy coller ay sursis pour ëllëg ñu mën a invoquer inéligibilité bu condamnation bi définitive yàlla def na sax mënu cee am ndax bi ko avocat yi xoolee cadre bi dugg ci te invoqué wu ñu article 34 kon ñi ñu jàppoon ñépp nag militant lambda sympathisant ak ki deful dara yoonam newu ci ndax ñoom ñibbi loxoy neen la ñu bañoon am na ñoo xam dañoo liggéey woon ñibbi di wàcc di ñibbi ñu jàpp leen dugal ci fourgonnette bi ñooñu ak militants yi génnoon di manifester ak sympathisants yi parce que duñ koy mel rek ci leader yi ñoom ñëpp ñu ngi leen di masaw di leen jaajëfal waaye di saluer surtout seen courage parce que wane nañ ko ba ci devant le juge ñun ñu ngi woon foofu fa la ñuy yendu diggante Guédiawaye ak Dakar mais on était fiers des militants que nous avons très fiers même Macky Sall bu yaakaar ni mën na xoqatal sénégalais ndax na boppam le peuple sénégalais est un peuple très digne du police du gendarmerie du juge moo leen di xoqatal ñu leen di féliciter di leen encourager ndax boo toogee dégg ku ñu téye jàpp ko mu ne leen su ngeen ma bàyyee suba ñu woote manifestation maa fay jiitu kon échec am na ci ñoom te safaanu liñ doon ut la ñu am finalement ñaareel bi mooy avocat yi wax nañ ko gis nañ seen taxawaay rafet na mat na te mbir mi dafa mel ni avocat yi léegi dañ koo jëlal seen bopp ndax ñooy ñëw systématiquement constitué wu Yewwi Askan Wi joxu leen 50 francs am na ñoo xam ne ñoo dagg seen billet avion dem Ziguinchor plaider foofu daggaat seen billet ñëw te laajuñu ñu dërëm kon ñooñu ñu ngi leen di gërëm waaye di gërëm it réaction yi au niveau international ndax léegi tudd na réaction ci ay hommes politiques yoo xam ne français waaye man damay insister ci réaction yi nga xam ne fii Sénégal d'abord la amee ay intellectuels yoo xam ne kenn mënu leen askanale parti bi wala parti bële te loolu bu amee rek mooy dëgg ngi feeñ parce que nit bu bokk ci parti mun nañ ne day farfarloo waaye koo xam ne kenn mënu koo askanale ci parti bi wala parti bële nit bu xelam di màcc la muy xalaat di wax te kàddoom bariwul gaaw la addu bu demee ba jël xalimaam bind xamal ni dëgg feeñ na kon ñu ngi leen di gërëm mënuma leen lim ñoom ñëpp waaye yéen yëpp yéen a ngi lire journaux yi dafa mel ni soo seetee rek universitaires yi ay dizaines universitaires bind loo xam ne tey au niveau national et au niveau international Macky Sall bu ko desee woon tuuti lucidité fi mu toog war na xam ni mbir mi xëm na ba noppi te kenn mënul ne ñooñu man xaw ma leen Khalifa xamu leen jokkoo ñoog ñun biñ koy def
parce que réew day am fu mu toll ku ci noppi rek da ngaa sot ke nga sotal nag mooy ki tooñ dootul affaire politique ndax dictature bii di dox bis buñ ko bàyyee ba mu egg bu paree ci leader politique yi ci askan wi la jëm du universitaire du avocat du notaire du journaliste kenn dootu fi wax foofu lañ jëm moo tax day am fu muy toll dootul xeexu politique dootul xeexu conquête du pouvoir xeexu sauvegarder li nga xam ne acquis démocratique la te loolu defe naa ñiy wax yëpp xam nañ ko waaye ñi réagir yëpp au niveau international gis nañ fi ay artistes man xaw ma leen lu dul xanaa ci seen musique laa leen xamee gis nañ fi ay universitaires gis nañ fi ay mais c'est extraordinaire au niveau africain laa wax ñu jël seen responsabilité daa di wax ci li xew Sénégal parce que nous sommes dans un monde ouvert ku foog ni mun nga manipuler nit ñi ñëpp dañuy suivre actualité di déglu di xool réseaux sociaux yi surtout nag ndax le meilleur indicateur de la vérité aujourd'hui c'est les réseaux sociaux lu kenn mënul jënd kon ñu ngi gërëm ñooñu ñëpp di wax nag ni dinaa waxaat tuuti ci samay xarit magistrat yi keroog avocat yi dañu wax lu am solo fi mu ne nii nous sommes à la croisée des chemins lu ne mun na xew ci réew mi lu ne mun na xew ci réew mi ndax kenn weddiwul ni Sénégal réew la boo xam ne mi ngi sous tension li ko firndeel mooy li ko firndeel mooy li xew ci fan yëpp te loolu it daf ñu war a delloo ci lenn waa dafa ne woon il va réduire l'opposition à sa plus simple expression opposition bu dox ba mun a créer une condition de tension dans un pays opposition boobu sori na sa plus simple expression c'est le pouvoir qui est réduit à sa plus simple expression tey c'est le pouvoir qui s'oppose loolu moo yéeme ci Sénégal c'est le pouvoir qui s'oppose à l'opposition aujourd'hui c'est l'opposition qui pose des actes pouvoir bi topp ci gannaaw te yaakaarul nag lu dul ci police ak gendarmerie ak magistrature moo tax ma ne am réew bu tollee foofu avocats yi rappelé nañ ko les juges keroog fële ca Guédiawaye rappelé leen ko fii ci Dakaaru ñun on n'a rien contre les magistrats te li ma yàgg wax gëm naa ni li ëpp ci ñoom c'est des magistrats dignes bi ma defee fii sama dernière sortie wax ci juges yi li ma waxoon yépp à 90% vérifié wu na lan laa waxoon dinañu renvoyer nañu les chefs de juridiction ñoo ko jël lañ cey jublu mooy des condamnations de principe pour les leaders politiques def nañ ko kon li ma waxoon yépp am na waaye bi ma ko waxee ba pare samay avocat dañ ma woo ne ma juge sàngam de xam nañ ko yàgg nañoo jëflanteeg moom te xam nañ ni ku jub la te xam nañ ni kenn du ko mën a influencer te ni nga waxee ci moom dafa mel ni méngoowul ak ñun li ñu xam ci moom ma ne leen tey ñun dañoo nekk ci xeex te je suis désolé de le dire waaye suñu principal adversaire ci xeex bi ci jamono yi ñu toll du Macky Sall c'est la justice du Macky Sall c'est la justice ndax bu buggee annuler suñuy liste ci justice la koy jaare conseil constitutionnel moo annulé suñu liste ci lu dul dëgg ñëpp xam ko mu valider seen liste ci lu dul dëgg ñëpp xam ko kon justice boobu suñu adversaire politique la aujourd'hui bu buggee rendre inéligible benn opposant politique ci justice la koy jaare kaaw Khalifa Ababacar Sall a ngi fi bu buggee sonnal opposition ci justice la koy jaare ci ay arrestation arbitraire kon justice boobu bu nangoo ñu jouer ko rôle boobu dafa war a nangu it moom ak keneen ku mu doon nag wax ji dafay leer de fii dafa am Macky Sall di gouverner am ñun ñuy opposé wu ku mu neex nag nga ànd ak Macky Sall ñun amuñu ci problème mais na nga nangu ñu ne ci xeex bi ñuy xeex dañ lay dugal ci xeex bi donc li avocat yi wax justice bi liñ leen wax juge yi mooy ñoom ñoo war a àtte fi mu toll nii ñoom ñoo war a doon les garants de la démocratie te tant que ñi ngi jël décision yi nga xam ne dëppoo nag li nga xam ne mooy yoon
parce que fii ñëpp fi jàng nag ñëpp fi jàng te kenn demul ci justice ay loxo neen kuy dem ci justice da ngay dem ak ay avocat ay professeur université jàpp ci ñoom ñëpp même droit bi la ñu jàng te ñun ñii ñu ci ëpp ci ñun fac droit la ñu génne kon suñu liiree texte de loi mun nañu xam li mu wax juge bu fi attewul lu dul yoon ñëpp xam nañ ko à commencer par yow mi ko atte xam nga ni li nga atte du yoon mais tant que juge yi ñi ngi doxal yoon di atte yoon defe naa réew mi apaisement dina fi am loolu mooy seen rôle bu ñu tooñee nañ ñu teg tort bu ñu tooñee nañ ñu teg tort appliquer ñu la loi de manière claire et précise coow du am waaye bu loolu amul buñ ñu tooñ te yàlla xam na ni tooñ nañ ñu tooñaat ñu te ñoom xam nañ ko magistrat boo ci wéetal mu ne la li xew fii du yoon li xew démb ak barki démb du yoon waaye tane na par rapport ak lañ daan def moo tax coow li bëriwul ndax sursis bi ñu teg Déthié ku ñu jàpp fii sa buntu siège ci manifestation bu war a am à 4 kilomètres d'ici jàpp ñu la ngay manifester jàpp ñu la nga woote jàpp ñu la nga ñu jàpp la ci condition yooyu kidnappé la yóbbu la ba pare xotti sa orma député moo tax wax naa ko il faut porter plainte contre le procureur xotti sa orma député ba pare ñëw ne la ab sursis lañ la jox loolu du yoon waaye ku jàpp 127 personnes bàyyi 127 personnes les 124 nga ne amul sax lu ñu leen mun a teg ci ay fait ñun dañu naan justice mi commencé jege liy yoon te bis bu ko jegee ba nekk ci justice boobu confiance bi am digganteem ak peuple bi dañ ko restaurer parce que ñoom ils doivent être au-dessus de la mêlée li tax nag duma sori ci loolu mooy xam naa ni am nañu rendez-vous yu bëri ci kanam ak justice boo leen waxee ci lu jëm ci lu rafet ñu ne danga leen di essayer jënd duñ ci sori waaye xam nañ ni rendez-vous yi ñuy xaar suñu diggante ak justice dina bëri parce que su dee ci la ñu mën a dëkk la ñu bëgg a dëkk dinañu jàpp ba sonn waaye dinañu bàyyi ba sonn xam nga 2011 Macky Sall bi ñu jàppee benn waayam defe naa mooy sous-alimenté boobu naan daf may assassiné bi ñu ko jàppee dafa ne woon na Ablaye Wade tabax ay prison yu bëri parce que ñoom ñëpp dinañ leen jàpp ñu delloo ko loolu na yokk li mu am ci budget na ko tabaxi ay prison waaye du weesu séjour une semaine wala 10 jours bu soobee yàlla kon wax nañu li tax ñu ne dañuy reporter manifestation bi li leen soxna Aïda Mbodj wax yépp ay raisons yu valable la parce que réew mi ñaar moo fi nekk léegi benn fànn bi dafa am Macky Sall nga xam ne wéet na tey làqatu ci gannaaw police am ak gendarmerie am parce que xam na ni askan wi won na ko gannaaw mu jàkkaarloog ñun opposition bi ñun yoruñu police yoruñu gendarmerie yoruñu ngànnaay waaye lii suñu police di suñu gendarme di suñu ngànnaay mooy askanu Sénégal le peuple sénégalais mooy suñu police mooy suñu gendarmerie mooy suñu justice mooy suñu ngànnaay moo tax il faut ñuy dégloon teg askan woowu man waxuma kenn ci Sénégal askan wi laay waxal parce que askan wi moo dem ba xam ni lii yeewi askan wi di leen wax lii mu leen di proposer mooy seen mucc donc man askan woowu laay waxal wootewu ma ndimbal fenn askan wi laay waxal askan woowu nag dañ ko war a dégg di ko déglu askan woowu dafa am lu mu waxtaan ak ñun ci fan yi soxna Aïda cité na ay secteurs yu bëri waaye ëpp na loolu mënuñu ko lim fii la ñu jot ñun ci ay message ay appel ay yóbbante ku fi toog rek ci ñun ay junni la moo tax ñu ne faaw ñu dégloonteeg askan woowu moo tax li mu wax yépp ci njàng mi ci aji màkka gi ci tabaski bi ci liggéey bi léegi rek am na ñoo xam ne président Khalifa Sall président Habib ak soxna Aïda Mbodj ñoo leen doon recevoir bokk na ci ñooñu ay homme d'affaires yu mag yu mu dul tudd fii waaye fii lañ leen recevoir balaa ñuy commencer réunion bi lan moo leen andi woon wax li nga xam ne mooy seen inquiétude ci situation Sénégal ñooñu ñëpp ñu ngi leen di déglu
moo tax ñu ne dinañu fomm waaye man damay wax ni loolu ay raison la mais c'est pas les raisons fondamentales nag dégloonteeg askan wi lu am solo la ndax ñun bu ñu wootee ñu génn askan wi génn kon askan woowu il faut ñu may ko nopp waaye li gën a ñor ci li tax ñu ne nañu xoolaat doxalin bi mooy option stratégique nag du fii laa koy développer lépp mais naa ci wax lenn parce que suñuy militante ak askanu Sénégal ñu ngi ñuy déglu gis nga situation bi ñu dund